gaaw ndax ku yéex ñàkk Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyau ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence. mbokk yi suivre luttetv.com ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare tey nag ñu ngi fii Mbour toogaat ak ki nga xamante ni moom mooy Bombardier moo waroon bëri suba ci samedi bi digganteem ak Balla Gaye numéro 2 combat bi mu taxawee léegi nag ñoom ñaari mbëri ku ci nekk ci sa waajtaay ba combat bi des 5 jours ñu ni combat bi mënatul am li ko waral nag mooy dogal bi nga xamante ni gouverneur jël na ko proposé promoteurs yi huis clos total promoteurs yi demoon waxtaan ak moom ci huis clos partiel maanaam au lieu de 22 000 places ñu may la ñu jël 5 000 places waaye dafa mel ni gouverneur moom nangul leen loolu moo tax combat boobu ñu dàq ko. moo tax ñu ñëw ba mu wër fas yéene waxtaan ak moom dàq boobu nan la ko dundee ak ban message lay lancé état wu Sénégal ndax jàpp bi nga xamante ni war nañu koo jàpp ci làmb ndax moom Bombardier gis na ni état bi muy jàppee noonu ci làmb dinañ ko laaj xalaatam daal ci actualité làmb dañ ko nuyu bàyyi ko nuyu bokk internet yëpp ñu waxtaan ak moom amaat mbégte ak contentement nag di defaat ak moom jotaay ndax ay njëriñ rek ñoo ci génn maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi lay ziar mon frère di la ziar bu baax a baax a baax di nuyu sa kilifa gi Beuz di ko ziar bu baax di rafetlu liggéeyam di wax ni vraiment Lamine liggéey bi am na solo defe naa bi ñu mujjee gisate loolu laa la wax may la vraiment liggéey bi a nga teg si yoon kon bala may def dara dama lay gën a encouragé bu baax di la ñaanal waaw lépp loo si séentu rek yàlla na nga si gis lu kawe sa njort maa ngi nuyu Sénégal gépp di nuyu monde entier di nuyu famille làmb di nuyu képp kuy amateur promoteur manager yi mbër yi waaw maa ngi nuyu ñëpp di masaw ñëpp coono. instant bi ñu ngi yuuxu dem ba jàpp ni manque de considération dafa am boo xamante dañ ko jëmale si ñoom ndax yow gis nga loolu parce que boo xool waa Rent Dakar ci seen veille combat ci jour combat bi sax parce que ñu am na ñoo xamante ni ay midi lañ koy. ñi takkoon bi waajal dem stade ku mel ni Wouly nee na moom ci stade léegi ni combat dàq nañ ko te moom këram di def regroupement. est-ce que loolu bu ñu ko jàppee manque de considération boo xamante ne tey am nañ ko ci bëri. manque de considération si ban niveau CNG ou niveau état bi. état bi yëpp. non xam nga CNG état ñoo leen fi teg. ndaw état la état moo leen fi teg. est-ce que message bi war a daw entre état bi ak CNG mu ngi daw normal est-ce que message bi war a daw entre CNG ak mbër yi mu ngi daw normal foofu la problème bi nekk parce que su fekkee état dafa wàcce benn décret boo xam ne yàgg na. wax ko CNG informé wul mbëri à temps kon foot bi nekkatul état mu ngi nekk diggante CNG ak mbëri te man comme xawma exactement li ci biir dëgg-dëgg mais man dégg naa Bira Sène ne moom woo na promoteurs yi ou managers yi veille combat bi wax leen ko est-ce que tamit message bi war a daw entre managers yi ak mbëri mu ngi daw normal parce que su fekkee Bira Sène nee na woo na concerné it veille bi ñooñu informé wuñ mbëri ba mbëri xëy defar groupement togg seeni affaire def seeni waajtaay boo dem stade loolu kon am na manque d'organisation bu ci am du dëgg li may déplorer rek mooy que mbër moom vraiment nga waaj loo ko bañ ni veille bi la war nga ko wax bien avant ne ko làmb ju du mën am mu bañ a def yenn dernier frais yi muy def mais kon am na manque d'organisation bu ci am mais toujours maa ngi dégg ñuy wax état bëggul làmb état bëggul làmb mais ñan ñoo ne ci état bi ñu bëggul làmb parce que tey état ay ministre da leen détaché ñun ministre des sports la ñu am. Matar Ba moo ŋànk làmb mais Matar Ba sama gis-gis Matar Ba bëgg na làmb parce que day ñëw làmb lu bëri sama xalaat ku nekk nag sa gis-gis mais man sama gis-gis mooy Matar Ba bëgg na làmb parce que day ñëw làmb tout le temps waaw. kon d'accord ak ñuy wax état bëggul làmb. xam nga état bu ñuy wax état bëggul làmb maanaam tey yenn sponsors yi tey état mënoon na def influence ci ñoom. tey am na sponsors yi nga xamante ne tey ñoo doon fexe. donte combat yu mag am na. mais avant Gaston di ñëw benn combat lañ doon am bu mag par saison maximum 2 combats tey jii loolu la nit ñi gisatu peut-être loolu moo tax ñu wax état bëggul làmb. waaw mais làmb aussi il faut tamit
ñu maanaam xam nga li ñuy wax uude nu mu la gis noonu la lay ëwalee souvent communication bi ñuy def si làmb mën na dàq sponsor mooy làmb dafa am violence te làmb bëriwul violence tey sponsor visibilité la bëgg tey buñ nee làmb dafa am violence ñu ne man kat sama xaay moo koy dugal dama ko dugal si làmb dafa am violence loolu communication la bu nit ñi di wax tout le temps ma am sama benn rakk bu ma dégg bërki démb si benn télé muy Zarko vraiment dama koy orienté tuuti rek gis nga communication làmmeñ dafa garaaw dañu wax ne silence sax moo gën a nekk arme ko wax boo waxee nag arme bi dafa gën a garaaw man li may wax duma ko wiiri Zarko laa koy considéré directement sama rakk la am nañ ay relation dama ko seetaan si benn télé mu ne état ñu ngi def lu garaaw ou wala daal CNG ñu ngi def lu garaaw parce que bu ñu fexee ba làmb tëj làmb amul lu garaaw am ci dëkk bi. comme si mbëri ay agresseur comme si que dafa am ay mbëri ñuy agressé. tey boo ko defee nga wax yow ni tey bu làmb amul lu garaawee xew si dëkk bi. menace la. tey bu dara xewee ñu ne mbëri kat ndekete bu ñu bëroo ay agresseur lañ. te mbëri du ñu ay agresseur. moo tax wax da nga ko war a jàng. bi si des mooy Gris Bordeaux. seeraat naa ko tamit si benn émission mu ne. conférence de presse. mu ne Sénégal bala ñu lay kii xaw ma nga yëngal boo yëngalee si la ñuy soog a wax mbëri ku nekk tant de personnes ñu ngi sa ginnaaw. te du ñu bàyyi noonu bu ñu moytul bu ñu yëngalee. àndoo ci discours boobu ah non ñun ay noble lañ ay citoyen lañu. ñun du ñu ay nit ñuy tekk si mbedd yi di yëngal def affaire ñun bu ñuy xeexu noble la ñuy xeex. mooy nit ku nekk da nga am devoir am doléance. sama mbokku mbëri nañu gën a defaraat seen communication. surtout loolu nañ ko gën a defaraat parce que li ñuy wax nii tout le temps day mel dañuy orienter nit ñi que su làmb amul rek agression day am su làmb amul violence day am. man moom je suis pas d'accord avec. bëggoon daal seen discours ñu ciy gis ni mbëri maanaam secteur làmb secteur bu violent la bëggoon ñu gis. non man bëgguma façon communication ba te ku ma si gis nga ko siy waxit dinaa toog télé wax la ko su ma ko mën la wax directement bu ñu amul relation tamit dinaa toog télé wax la ko. macha allah ne communication boobu man ànduma ci. waaw. macha allah loolu am na solo léegi nag balaa maa ñëw ci combat bi nga xam ne war nga ko def le 25 septembre. 25 waaw. le 25 septembre. damay ñëw nag ci géej waaye nag sànni nañ la ay xeer nee nañ moom bi nga déggee ñu ne combat bi dàq nañ ko moom dugg nga sa néeg fecc liiru ci njëkk wax loolu sax nee na fecc nga ndax yow pare woon pour bëri le 31. non liiru moom. liir li ma ko yàgg wax rek li xam nga liiru moom vraiment day yokk toujours xorom si rek. waaw moom wax dëgg yàlla ay waxam. au contraire sax daf may reetaan loo daf may faj waaye xam nga ni ku waaj combat ba combat bi des ñeenti fan ñu ne biñ ko rapporté da nga dugg sa néeg fecc man de loolu daf may jaxal. parce que nee nañ parce que am na vidéo buy daw vidéo bu kañ la. ban la nga nekkee si oto naan tous. non loolu mat na un mois. waaw parce que ñu bari na dañu jàpp ni. loolu bi ñu dàqee combat bi nga jógee entraînement. non ngay ciblé noonu naan tous. non des fois ma gis ay vidéo yoo xamante ni day yàgg vidéo boobu mat na un mois. mais sama benn booy moo ko jël dugal ko statut après gars yi capté ko affaire yi. yàgg na trop quoi. loolu presque suñu premier face à face. waaw si lendemain bi la. ok bi mu ne ndox tous. voilà boobu la quoi après si laa ko xëy jógee entraînement di tooñ noonu rek naan sama waa ji démb doon na wax tous affaire yi. voilà mais man de defe naa ne bu ma toogee ba léegi. ñu rapporté combat ma ci kontaan. doontuma sportif nag wax dëgg yàlla. waaye. mais dañu gis combat bi da nga ci daloon da nga ci dal trop sa signature yi ni ñu doon gis ne ngay tàngale say signature combat bi nga ñëw mel dafa am looy nëbb loo xamante ne ci jour combat bi nga ko bëggoon wane lan moo waral loolu. waaw combat bu nekk ak li mu laaj. sunu combat bële bu njëkk bi ñu la demoon moo féetoon wax ji di wax rek naa la daan si 1 minute. boo dawul naa la dàq boo dawee naa la dàq soo taxawee naa la jàpp soo ma jàppee naa la daan genre communication boobu et puis ñaar mënuñu yem man maa ko mag si làmb tey bu ma ñëwee fekk ko si rythme muy wax may tontonteeg moom bu yàggee ñooy yem du dëgg dinaa ko bàyyi mu wax lu ko neex mais wax ji moom fii la ma yem mais man li ma décidé ak li ma nar dama koy denc intérieurement. waaw. mais dafa mel ni nag naroon ngaa ñëw ak règlement de compte la dafa mel ni combat bi am na loo guuxaloon Balla. non amul lu ma koy guuxal combat la rek combat la boo xamante ni combat bu ma fonk la waaj ko nag bu baax a baax ak samay mbokk mais amul lu may man boo xoolee maa gën a relaxé sax ci combat bi amul lu ma koy guuxal parce que man maa ko daanoon te
tey su pression di am moom si côté lay nekk mais man aw ma si pression. côté mystique nag ji ñëw nañ la ci lu bëree bëri que ne mbër bu am mystique nga combat bi ci mystique nga ko teg dem nga ba ci àll sax ci ay guy xam nga guy la xam nga garabu lan la. ngay def ay affaire noonu loolu bataille psychologique la. làmb daal nekkoon ci sa bopp. làmb entraînement la ak ñaanlu moo fi nekk damay entraîné damay ñaanlu xam nga mas naa la wax fii benn bis ne la mystique dafa am place ci làmb entraînement am place ci làmb entraînement nag laa gën a jiital waaye mystique dafa am ci làmb mooy aar bi mooy charme bi bu ci bokkatul rek làmb daanaka moo boxe yi ak yeneen yi ñooy yem loolu moo ñu différence ak sport yooyu da doon ñaanlu damay ñaanlu dafay entraîné damay entraîné xaj na nag moom moo gis ni côté mystique laa gën a concentré wu mais man daal li ma gis mooy entraîné naa ñaanlu naa. moo tax lépp ci waxtaan bi nag yéen a ngi koy seetaan ci senaffiche.com moo tax dinañ ñëwaat tuuti ci dàq bi nga xamante ne dàq nañ ko combat yi ak ñenn ñoo ci gën a sonn mais moo tax côté mystique boobu nga concentré woon nag. xëy na moo tax nag seen face à face sax ñu indi borom kagul bi bu nga gisee tiitoo moo tax yow ngi indi sa tengaade rek ak sa non wax dëgg yàlla nag wax naa ko waxati ko moom làmb moom mënatuma si gis lu ma gisul woon mënatuma si dund lu ma dundul woon te li may wax lu ma gëm la tey bu ma toogee man ba âge bi ma am ci làmb ak li ma jànkoonteel ci ay circonstances su ma toogee ba heure bi di gis nit koo xamante ni ci làmb dama koy calculer ba daf may tiital wax dëgg yàlla man kon ma bàyyi noppalu ji dem def leneen lu gën a yomb. wallaahi. gisat seen arsenal mystique yeeg Aziz Ndiaye côté bi Baye Ndiaye. man dama la benn affaire gis nga man su ma amee combat. mental bi ma am mooy lépp luy jógee sama adversaire du ma ko calculer. du wax du jëf parce que bul séentu jàmm jóge si ñoom ñëw si yow. durant combat bi même nit lu mu si xaritoog yow it avant combat bi loolu la lay yàq. buñ ko jàppee def ko lii buñ ko jàppee nii buñ ko defee buñ ko defee lii loolu lu may xaar la moo tax du ma bu ñëwee du ma bett ñaareel bi mooy amul benn mbër mu may dajeel ngay def ay affaires mystique ak ay nangam ma lay calculer nii lii la def. maanaam yow calculer woo woon fii su ma ñëwee man li ma intéressé li ma ñor man loolu laay def yow li ngay def sama yoon ne aussi du ma ko calculer du ma ko xool sax. benn affaire bu ma seetlu mooy face à face yi ngay ñëw yëpp da ngay andi sa sécurité boobu te daawuñu la gis ngay def loolu noonu. lan moo waral loolu. non daan naa ko def mais bii dama ko yokk. da nga ko yokk. dama ko yokk waaw parce que ku nekk xam na ni làmb booy dem da ngay ñàkk sa bopp da ngay aar sa bopp ba nga xamante ni kenn du la mën a jege loolu la moo tax bu may dem vraiment damay déplacer sama sécurité bu doy. ñu protéger ma durant signature contrat bi. loolu day war ne kon Bombardier am na fu mu tegoon combat bi nga xaalis kese dugal ko ci combat yi mu jël. ah déedéet man sport ndam laa ci bëgg dama ne man su fekkoon ni dama ciy dugg pour nii rek du ma jaral dara. mais lu may dugg man ndam laa ci bëgg man nee naa leen li ma dese ci làmb bariwul li ma passé moo ëpp dama bëgg su may génn ma génn si porte bu mag a mag a mag génnaale ak ay ndam incha allah. génn ci porte mag a mag mooy la. mooy tegle ay ndam jëlaat roi des arènes dem bàyyi ak moom incha allah rabbi. te yaa ngi ci logique boobu noonu. waaw bu fekkoon day arrêté woon nañ ci li ñu waxoon ma ni woon la ma doon mébét mën na bañ a am mais comme yàlla def na léegi gars yi dañuy continuer di bëri. yàlla baax na dañ dawal ba si kanam rek. kon daal yow couronne bi mën a tere ne la instant bi kon yow combat bi nekk sa kanam tere tout la ne la couronne bi la tere. waaw mais làmb wax naa ko suñu signature bi tey képp kuy yëngu ci làmb boo ko laajee dafa naan roi des arènes laa bëgg doon parce que mooy top des top moom la ñëpp soxla et puis mu neex nag mbër mu ko yor da ngay xam ni xam nga yor nga lu am valeur parce que ñëpp ay bëgg a bëri ak yow noonu la demee moo tax képp mbër muy bëri roi des arènes nga bëgg doon. am na yeneen détails yu jubboon ci combat bi. muy Yaxya Jóob Yékini. ñu tudd ko ci ñaari yoon. ba yaakaar naa gis naa Aziz def na benn sortie ci Leewtoo ba ci dem sax indiwaat ci ay leeral Yaxya Jóob ndax dafa duggoon ci combat bi fekk sa côté. man bi ma déggee seen première face à face ñu ne wax tudd Yékini daf ma xaw a surprendre sax bu ma sañoon man turu Yékini nañ ko génne ci combat bi. moom def na carrière am bi waroon a def yëpp ba bàyyi làmb nañ ko bàyyi mu noppalu nekk si yeneen activité am man bu ma sañoon de kenn du dugale ci turam te bu doon man ak man rek signature contrat kenn du dugal turam si signature contrat ay jàpp na fii ak jàppul fii ak def na léegi def na lee noonu wax dëgg yàlla bu ma sañoon turam dañ ko ciy génne. est-ce que sortie bi nga defoon ci les arènes andiwul wax bi parce que gis nañu sortie boobu noonu da nga ne am nga ay ak Yékini ay rapport ba Joal yaakaar naa da nga ne am nga fans club xaw ma fans club ba mu ñëw dafa invité woon est-ce que wax jooju
andiwul détail. mais rapport sportif la. tëgg na mbapat invité ma dem. tëgg nañ mbapat invité ko mu ñëw. Balla Gaye bi may bëreel tëgg naa làmb invité ko Mbour mu ñëw. ok bu xew amee jàmm dem naa géej waaye bu fa jàmm amul dem naa fa. bi xew naqar amee ñëw na fii. du dëgg. Eumeu Sène noonu. Gris Bordeaux damay bëre ak moom dem naa réunion biir këram. lan mooy relation. relation loolu relation sportive la. amul leneen pas plus. maanaam làmb nag moo baaxoo des fois mu am coow ñu dugal ci ay détails mais bu ma sañoon nañu jël turam teg ko ne le affaire bi man la ak Balla Gaye la. du keneen buñ ko tënkee foofu rek mu yomb. waaw. am nga yaakaar ne combat bi dinañ ko tëgg fii ak mois de septembre wala octobre promoteur bi lan la leen wax. non pour l'instant nag li ñu gën a tal actuellement na réew mi stable ba pare na fi feebar bi jóge wala mu wàññeeku bu baax promoteur bi jàppaat date ñaanuñu yàlla nag mu sori yàlla na gaawaat lu mu gën a gaaw parce que dafa am yeneen mbir yu ne ci ginnaaw yeneen combat yu promoteur bi tëgg yeneen combat yu ma war a bëre yeneen combat yu Balla Gaye war a bëre yeneen combat yu Siteu da ko war a bëre Papa Sow Reug-Reug Gouye Gui Tapha Tine Boy Niang ku si nekk da nga am yeneen combat yu war a bëre kon actuellement nañu ñaan mbas mi gaaw fi jóge promoteur yi jàppale ay date yu gaaw ñu bëre carré d'as boobu mu jeex ñu tourné waat nekkaat ci leneen. léegi nag dañuy ñëw ci combat bi nga xamante ne yaa ngi koy waajal mu war a nekk le 25 septembre. combat MMA la. sa diggante ak kan la. ak Jérôme Le Béner ñu ngi ko waroon a def si mois de juillet bi ma wax ak promoteur bi ñu nekk ñoom ñaar ñëpp ñu compréhensif parce que Gaston aussi dañ ci waxtaan bu baax. promoteur bi aussi muy Kader Marouf je le salue au passage maa ngi koy nuyu bu baax moom it ku compréhensif parce que xam na làmbu Sénégal. xam na ni maa ngi bëre Sénégal bàyyeeguma. ma ne ko nag dama bëgg toujours muy am décalage. donc mu jàppoon juillet ma ne ko juillet damay bëre Sénégal. mu jàpp ko septembre. mu nekk le 25 septembre. loolu nag li ma ci waxoon rek lay waxaat man su may bëre Sénégal damay représenté Mbour ak Petite Côte. mbër moomu représenté goxam. mais su may defi MMA Sénégal lay représenté. damay wax ni dama axlu làmb yëpp ñaanal. dama amateur yëpp ñaanal. bëriwuma seeg adversaire u kenn Sénégal laay représenté ji. kon maa ngi sàkku seen ñaan le 25 septembre incha allah ñu dem France Lyon yàlla may ñu dem si kaw Jérôme Le Béner. bokkul ak combat bi yàqu woon. non boobu Pologne la boobu mu ngi nekk novembre. waaw parce que dama bëgg aussi mu am décalage. tout le temps parce que fii tamit xaw ma kañ lay doon. mais dama bëgg it bii buy amit même bu amee 15 jours de décalage sax baax na. waaw. mais adversaire bi ngay war a dajeel nii xam nga bu baax a baax parce que ki nga doon waaj a dajeel moom. mais am point de côté xaw ma nu mu demee noonu. mais kii moo gën a garaaw. ah oui Jérôme Le Béner ku xam nañ ko bu baax français la. def na plus de 100 et quelques combats. ku am expérience ku mën a xeex. mais est-ce que loolu làmb waruñu ci am jàngat ku def plus de 100 combats. yow am ko 5 combats mun nangoo jox fight ak yow. waaw mais bu nekkoon làmb nga ne ko bokkuñu catégorie. waaw mën nañ ci def jàngat mais niveau yi tamit du ñu benn. xam nga tey Jérôme Le Béner mënoon na ñëw Sénégal gi dox ak tànkam kenn du ko xam mais tey boo demoon Asie dem Europe dañ koy xam bu baax donc moom champion la fa mu nekk man champion laa fa ma nekk donc loolu moo ñu boole. bon boo xoolee sax sport yi da ngay gis ñu ne les deux légendes les deux légendes vivants donc légende la si domaine am man légende la sama domaine donc ñu boole ñu may ñaan daal Sénégalais ñu ñaanal ma. ñu dem fa yàlla may ñu dem ñu jël ko Sénégal. est-ce que tiré nga leçon tamit ci combat bi Reug Reug mujjee def ci MMA bi parce que parfois da ngeen di jël da ngeen ànd ak seen fit bay jël adversaire yoo xamante ne ay adversaire yu dangereux la ba yenn jafe-jafe yi daloon ci mel ni Reug Reug est-ce que tiré nga leçon ci lu mel noonu. waaw mais Reug Reug maa ko yàgg naa ko wax maa ko si dugal man MMA presque combattant yëpp xam naa leen boo seetloo combat Reug Reug ak. ki mujjee bëreel noonu Beuz dafa def live veille combat bi ma dugg laajal Beuz mën na tegaat affaire yi ma ne ko Reug Reug kii muy combat nii xam naa ko bu baax a baax a baax a baax bëri sax la gën a mën ko xeex bi ñuy wax nii dafa am nag loo xamante ni des fois dañ koy réere mbir dafa am ñoom dañuy yaakaar ni tubaab bi amuñu doole tubaab bi mënuñu bëre tubaab bi mënuñu xeex loolu moom c'est faux tubaab bi dañoo mën a bëri dañoo mën a xeex dañoo am doole
moo tax ku ciy dem il faut nga préparer leen bu baax a baax a baax donc adversaire la boo xam ni xam naa ko ça fait des années ñu ngi dox suñu combat. chaque jour maa ngi koy suivre xam naa ko bu baax xam naa ay points forts am xam naa point faible am. côté doole nag mbaa. non côté doole côté doole moom tiitu ma ko. ëpp la doole. man daal dama sénégalais yi ñaanal rek. ma dem am ndam ñëwaat. ok loolu le 25 septembre la kon na mu Sénégal yëpp ñaanal ndax drapeau Sénégal day yóbbu foofu noonu. mais loolu ma la wax sànq tam bëgg naa si ñu waxtaan si vraiment bëggoon naa aussi tamit site internet yi ou télé yi Sénégal ñu gën valoriser bu ñu nit di génn di defi événement. waaw maa ngi la koy wax sànq sax ma naan la xam naa ni buzz il faut ñu waxtaan. xam nga ni tey maag yow ñu ànd tey voyage. dem préparer ji. waaw incha allah nga dem dugg jël affaire yi jël versaire yi jël. mais tubaab bi nag seen événement dañ koy génne. non promoteur bi amul benn problème xam na réalité sénégalais yi. ok dinaa si waxtaan ak buzz. incha allah amul benn problème kon na ko ñëpp xaar le 25 septembre la incha allah pour jeexal sa diggante ak Gaston Mbengue. parce que tey boobu rek gis nañ ni du tontu nga liggéey ak Gaston Mbengue. keroog sa ñàkk a ñëw face to face mu am na mu waxee nan nga ko dundee ak problème yooyu nan ngeen ko réglé waas ñi nga xamante ne doon nañ la ko waas ci plateau bi ak tooñ nga defoon ba tax nga ñëw waxoo ci wala lan moo xew. non Gas c'est rare sax nga dégg mu wax ci man yenn wax yi. parce que dafa am cër bu ñu joxante booy seet sax cool yi bari na ni dëgg-dëgg mais daf ma xaw a rus parce que loolu la ñu seq man ak moom nit nag nga nekk fépp mënuloo ko yàlla rek moo ko mën. donc am nañ face à face yu bari benn laa ci raté te li tax ma raté ko c'est affaire personnelle la. c'est privé Gaston comme xamuloon lan la si jours yi mer na wax na li mu bëgg a wax yëpp mais lendemain bi génn na ci parce que ba ma ko waxee li tax absent bi am. comprendre na sa beneen face à face sama adversaire pourtant ñëwul. donc moo tax ma ni nekk fépp yàlla rek moo ko mën. lii maa du yàq émission bi. na ñëw bàcc. yàqu ci dara seen relation. bismillah bu passé combat bi ak yan relation. non relation yi bien lañ am. relation yi bien lañ am yoo xam ni vraiment macha allah. donc mu nekk nit boo xamante ni man li ma la wax rek man daal lenn laa ko jàppee mooy tey man ak moom suñu wax bu dee ma dafa bëla. dañ faa nuroo bëla na. bu dee ma dafa weex na. leneen li nag moom man toppatoo ma yeneen détails yëpp. mais man li ma seq ak moom vraiment. dafa am fu ñu nuroo jikko mooy su ma nee dafa weex na su ma nee ñuul na. maa ngi moom vraiment relation bien la ñu am. ay relation yu bien yaa ngi waajal sa diggante ak Eumeu Sène. boobu décembre war a. non ko dama koy sànn bàyyi. décembre war a bi. non ma dama koy sànn bàyyi mënaguma wax si moom dara. baal parce que ñoom dañ lay sotte nee na foog ñu sot la. wax naa ko keroog nee naa ko talal sa bopp ba pare. talal sa bopp lijjantil sa bopp. moo gën nga nekk fi naan da ngay sot ak dañ lay sot nangam talal sa bopp. Pape Sarr moo ma tooñ rek Pape Sarr naan ay groupe nit rek. et puis nee ko comédien nga léegi. non Eumeu day comédie. comme sa diggante ak Eumeu Sène moom da nga koy écho ba pare ci Balla Gaye ba pare. waaw dama koy sànn bàyyi. dama koy mais yàlla bëri Balla Gaye novembre wala au plus non ki waroon na bëri suba kay. tey si tout va bien. suba la ñu war na bëri ku nekk dem sa yoon. kon bu ñu sañoon sax mu nekk septembre bi octobre. nañ ñaan yàlla rek. mbas mi jóge fii. ñu bëri ko nu mu gën a gaawee. kañ nga reprendre entraînement yi. waaw man moom dëgg-dëgg bi ñu rapporté combat bi dafa fekk ma nekk entraînement. c'est la sol sama yére ñibbi si waat. ma ni comme nag presque 5 mois 6 mois yoo xam au moins vie de famille. maa ngi concentré woon si combat bi. dinaa noppalu ba week-end bi jeex. donc vraiment mardi ba léegi dama noppalu. mais lundi incha allah dinaa reprendre samay entraînement parce que am na lu may xaar lu mag loo xam ni. mu nga fële mu nga ca France. macha allah kontaan naa ci yow lay tàggatoo. tàggatoo mooy di tàggu axlu làmb yëpp di leen masawu coono nag bu baax même amateurs yi sax dañ leen di masawu coono parce que dañoo xaaroon ba sonn ndeysaan. yéen presse bi aussi ñu leen di masawu coono defoon ngeen ci liggéey ba am solo. di masawu mbër yi promoteurs yi ñëpp vraiment. di xam ni metti na. di gërëm aussi samay staff bi nga xamante ni ñoo ma doon gunge. pendant 5-6 mois yoo xamante ni. ku si nekk sa kër sax liñ ñu doon gis bariwul parce que ñoo doon nekk lu bari maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di beral nuyoo nag vraiment Moussa Diop Moussa Los maa ngi koy beral loxo bu baax a baax di ko ñaanal yàlla gën koo kàttanal di nuyu président écurie bi ñoom Doudou Mbaye di nuyu ñëpp di leen wax ni vraiment kontaan naa trop di ñaan yàlla mbas mi jóge fi et voilà di nuyu daal ak làmb yëpp
di wax ne yàlla na jàmm yàgg. gaaw ndax ku yéex ñàkk. Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool. électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyaux ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence.